daleen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV yi les xibaar daañu leen demal ci diwaanu ko Touba daal di leen wax li nga xam ne it moo fa mujj ci ay xibaar jëme ko na ci jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fi diggi démb diggante takk der ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat ya nekk ca marché Ocass ñuy xamal nii dañoo waxoon am nañu ci ñàkk seen bakkan waaye ba nii kon mujj ñu ñàkk seen bakkan muy ab waxambaane ab benn soxna ñoo xam ni kon kenn ki ne ñu bal moo laal ca los wa tey nag nañu takk der yi bale tukkeewul ci ñoom mu di loo xam ni daan nañ ci indi leeral yu gën a fës ci xibaar yi digg bëccëg gi ci la Sen TV ci def le point ca la amoon niki démb ca diwaanu ko Touba rawatina ca marché Ocass daañu leen jukkalit ay kàddu Ousmane Tanor Dieng wax na ci ñett ci ponk moom Ousmane Tanor Dieng wax na diggam ak Khalifa Ababacar Sall wax na ci diggam ak ñoo xam ni kon nekk nañ ci parti socialiste daal di fippu mooy di wax na ci liste yu bari yi nga xam ne am nañ ko ci élection député yi loolu yi daañu ko waxtaanee ay kàddu Ousmane Tanor Dieng ñu joktal leen ko ci xibaaru digg bëccëg gi ci la Sen TV waaye itam daañu leen dégtal la nga xam ni it moom moo di gëstu gu ñu def ci waajtaay gi ñu amal ci examen ëllëg bu entrée en sixième fan la mbir yi toll ci wàllu organisation ak itam ndongo yi ndax pare nañ ko di ajaxatu ay sa njing moo def gëstu gu yaa jëmale ci l'école yu tout tànk yooyee nga xam ne ni ki ëllëg kon daañu amal yooyu les examen gannaaw bi mbokk yi soxna Fall dina fi teew ci wàllu tàggat yaram gannaaw bi ci yéen kay El Hadji Ahmed Aïdara moom la ñu ndar keppee sa xibaar digg bëccëg gi dal leen a jàmm. dal leen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg yi waxoon naa leen ko ca boobu dañu koy dooree ca marché Ocass diwaanu ko Touba foofee nag xam ngeen ni démb ay jàmmaarloo yu métti jotoon naa am ci diggante ñi nga xam ne it nee ñu ab police la bu nekk foofee ci diwaanu ko Touba ak itam jaaykat ya nekk ca marché ba loo xam ne sax waxoon nañu ne am na kenn wala ñenn ñu ci ñàkk bakkan ba nii nag xibaar boobee kenn dëggalu ko la ñu mën a wax moom moo di ñaar ci nit ñoo ci amoon gaañu gaañu yoo xam ne jot naa métti sax ba ab waxambaane la ak soxna soo xam ne dañ ko laalal bal ci loos wi bal ba sax police nee na keccet leen ca du ñoom ñoo ko daal di tiré ba nii nag ñoom ñaar ñëpp nee ñu faj nañu leen ba seen bakkan nekkatul ci xottu gerte fii ki saa sax kon daañu mën a dellu ci seenu njaboot tey nag am na kenn koo xam ne nee ñu moo sookee moomu leen mbir ba nii police mi ngi koy wër gu tar kenn tegagul ci moom loxo leeral yooyu yëpp jëmale koon ca la amoon démb ci diwaanu Touba mbir yi naka la fa tëddee tey ak Abdoulaye Diagne suñu ndaw foofee. gannaaw jàppante yi amoon diggante xale yi nga xam ne dañuy jaay di wëndeelu ak way takk der yi ci marché Ocass bu Touba fanweeri nit teg nañ leen loxo ngir l'enquête Abdou Dieng mi nga xam ne moo waral jëye ji tiré ci kaw mbooloo mi naa ngi na faaw police nag mi ngi koy wër bu tar bu ñu tënku ci commissaire Diagne mi jiite commissariat spécial bu Touba bal bi nga xam ne moom moo laal soxna soosule ci ndodd nekkul bi nga xam ne ay ñoñama dañ koy jëfandikoo noonu mu ragg deru police ba mu set wecc ci mbir mi nga xam ne nit ñaa ngi ciy wéy di yàbbi ba léegi ci dëkk bu tedd bi di Touba noonu daayira Safinatul Amaan ne ki nga xam ne moo waral jëye ju ñu mel bokkul ci ñoom jàmm dellusiwaat ci marché Ocass bu Touba gannaaw ndigalu xalif général des Mourides mi bëgg ñu jeexal lu ni mel ñaar ñi nga xam ne ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti nit ñi doon laam-laamee ndax ñàkk nañ seen bakkan wala déet ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër docteur nee nañ génn nañ ci guute gu ni mel fi mu toll nii ñu ngi leen di saytu bu baax ba yaakaar nañ ne ci diir bu gàtt jàpp nañ ne dinañ delluwaat ci seen njaboot. mu nga kon di situation ba tey li nga xam ni moo am jamono ji tey fa mbir yi toll ci diwaanu ko Touba gannaaw bi nga xam ni kon jàmmaarloo yu métti amoon na ni kiy démb dañuy daal di wax ci wàllu ko politique ak itam ay kaddu Ousmane Tanor Dieng jamono ji moom mi nga xam ni it moo jiite parti socialiste ma nga woon ci tournée ci diwaanu Mbour dem seeti woon ay kilifa diine aada ak itam cosaan nekk ca gox ba ci waajal nag kon la nga xam ni dañu duppee ab élection ci wàllu ba wéeti wax na jëmale ci kaabu Khalifa Ababacar Sall ndax nee na bu sañoon moom maire bu Ndakaaru du mës a dugg kaso tey nag xelam xolam ak jëmmam yépp mi ngi ànd ak Khalifa Ababacar Sall rawatina ci weeru sell wi ñu nekk di weeru koor ñu teewlu ay kàddu Ousmane Tanor Dieng. mu doon Khalifa Sall mu doon keneen ñun ñaanaluñ kenn waxtu waxuma sax du waxtu weeru koor waaye surtout weeru koor nga nekk kaso kooku ñaanaluñ ko kenn donc mais li may wax mooy que toujours loo xam ne mu ngi ci loxo yoon man duma ci dugal suma kàddu ndax li ma gëm mooy séparation des pouvoirs et pouvoir judiciaire pouvoir la donc ñun te ñi gën a xarañ ci magistrat yi ci magistrat sénégalais ci lañ bokk donc wóolu naa leen yaakaar naa ne dinañ doxal yoon loolu laa ci mun a wax ci waaw maa ngi xalaat vraiment ku nekk ci jafe-jafe rek dañuy ñaan toujours même suñ demee
ajjuma dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci loxoy buur yàlla leen ci yàlla génne yow kay dañ koy ñaanal ñëpp. naqarlu yu ñu gis ci parti politique yi nekk ci réewum Sénégal it gannaaw investiture yi jàpp na ni lu normal la loo xam ne it yoon la ndax itam bu ñu tabee ñenn ñi bàyyi ñi ca des faaw ñu am numéro waaye itam waxtaan dong la goo xam ni biir parti daañu ko def ak seen ay militants ngir xamal leen nag kon tabb la te it ñëpp mënuñoo jàll ba tey ay kàddu Ousmane Tanor Dieng jëmale ci waajtaay élection législative yi. biñ fi nekkee doon parti bi nga xam ne daanaka moo fi ëppoon doole mais suñu defee investiture mais coow lu bari la indi daan na sax am ay vote sanction daan na am ay liste parallèle daan na am ay violence donc xam nañ ne investiture moom kenn mënu ko def ba ñëpp kontaan ci ba ñëpp d'accord ci yi benn parti léegi da nga ko def ci coalition mu gën a jafe da nga ko def benn bokk yaa nga xam ne coalition de coalition la daanaka kenn mënut a def investiture boo xam ne ñëpp a ciy d'accord yooyu nag responsable njiit yi seen cër mooy déglu leen parce que ku am loolu ko naxar da nga koy déglu moo tax man ñi koy def comprendre naa leen déglu su ma leen dégloo ba pare nag li ñu wax ma bàyyi ba seen maire giif ma waxtaan ak ñoom wax leen mbir mi lan moo doon jafe-jafe yi lu tax ñu defe ko nii fii am ngeen ci dëgg fii amu leen fi dëgg soo ko defee koo xam ne moom parti bi rek moo ko soxal ak réew bi dina comprendre ne jafe-jafe la woon waaye nag du yegg ba mu naan dafay génn parti bi wala dafay voté def. ba tey ci yooyu élection législative ak Ousmane Tanor Dieng la ñuy daal di desandi ndax itam moom jiital parti socialiste daal dina àddu ci liste yu bari yi nga xam ni nemmeeku nañu ko ci législative ñu dëgmal di tab bi nu ko député yi lam ca xamle moom Ousmane Tanor Dieng moo di faw nag bu yële élection weesoo ñu daal di woote ab ndëpp di ab assise nationale lépp jëmale na kon ci wàllug politique rawatina wàllug élection ngir nag bu législative yi weesoo ñu mën ca amuk jàng xool nag nu ñuy amalaate ay élection yoo xam ni coono gi dina wàññeeku waaye itam koppar gi mën a wàññeeku ci réew mi di Sénégal ba tey ñu dëgtal leen ay kàddu Ousmane Tanor Dieng. nit si bari na mais su démocratie di gën di avancer su nit ñi di gën a am ay bëgg-bëgg muy gën di jafe kon muy gën di bari loolu kenn mënu ko bañ waaye nag war nañ ko waxtaanee parce que ñun li si mos a egg fii comme egg na fi war nañu xool lu tax mu yegg si fii ak naka la ñuy def pour li si bañ a bari benn bari bi waaw loolu je crois que mën nañ ko wax te aussi nga jàpp ne suñu waxee ne am na 47 listes xëy na suñu demee fu mel ni département de Mbour xëy na 20 listes fay am soo demee Dakar Guédiawaye Pikine mun na am foofu 30 listes donc ça dépend ci ñi nga xam ne ñoo présent foofu donc am na xëy na sax foo xam ne ay 10 listes moo fay am wala 15 listes moo fay am kon suñu defee bii ba pare ba élection bi passé dañuy soog a xam exactement ndax liñ def lan moo ci ay am rëq-rëq lan moo ci am jafe-jafe après nag ñu toog waxtaanee ko quand même parce que pour seet naka entre responsable politique yi naka la ñuy waxtaanee pour mbir mi beneen yoon yàlla gën ko yombal li si gën. kaddu Ousmane Tanor Dieng yi suñu ndaw ci diwaanu Mbour di Pape Dieye mu leen taxtaan ba tey ci wàllu politique la ñuy daal di desandi ak itam ñi ngi duppee écologiste yi nekk ci réewum Sénégal ña nekk ci diwaanu Kolda ñoom mere nañ ba futu seenu ko njiit di Ali Aïdar ndax nee ñu ana mu amee tabbin wi ci élection yi ni tabbee député daanaka it jaarul yoon ndax itam ne ñu na mu taxawalee liste ànd natal Sénégal loolee ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg moo waral nag kon ña farak moom ci diwaanu Kolda ne ñu dañuy des ci coalition bi nga xam ni moom moo di Benno Bokk Yaakaar fa la ñuy def seenu campagne ngir am ndam ci élection législative yi ñu teewlu ay ñi nga xam ni ñoo fa nekk ci diwaanu ko Kolda googi ak itam suñu ndaw. gannaaw bu liste écologiste yi doon ànd naatal Sénégal génne te kii di Ali Aïdar jiite ko section bu Kolda di ne bokkuñu ci te duñu nangu li ni mel ànduñu benn yoon ci doxalin bi ni mel daanaka liste département bu Kolda bi ñun gisuñu ci suñu bopp tubaab bi nee na lépp lu ñu def sa ginnaaw ngir yow xamal ni ki àndul ci say intérêt Amidou Diallo ak i ñoñoom di ne doxalin yi ni mel baaxuñu benn yoon ci Benno Bokk Yaakaar li ni mel firndeel na ni doxalin bi bëgg na yàqal écologiste Kolda yi te ñun ci jamono jile ñoo ngi ci ay tànk fexe bu Benno Bokk Yaakaar doon benn ñun nag duñu ay invité Benno Bokk Yaakaar waaye ñun ñoo ànd ak waa APR sos lii di Benno Bokk Yaakaar suñu sukkandikoo ci écologiste yi nekk ci FEDES fii ci diwaanu Kolda ñuy ne lenn moo leen soxal mooy am ay député ñuy toppatoo yitte Kolda yi ñun écologiste Kolda lu ñu tax a jóg mooy fexe ba ñu ñuy tabb ngir ñu doon ay député ñu mën a di saytu jafe-jafe askan wi te ñu mën ko yóbbu foofee ngir nguur gi mën cee andi saafara
FEDES bu Kolda di ne tey la gën a bokk ci Benno Bokk Yaakaar li ni mel nag ñu ngi ko xamle gannaaw ba ñu doon jàkkaarloo ak woy taskat xabaar yi fii ci diwaanu Kolda. ci wàllu weneen Parcelles Assainies am nañ sous-préfet bu yees nga xam ni it moom moo di Babacar Ibra kon moom moo fa wutu nga xam ni moom moo di Amadou Faye amal nañ li nga xam ni moom moo di weccante léegi diggante ñaari sous-préfet yooyee ci teewaay nga xam ni moom moo di Serigne Ababacar Kane di préfet bu Ndakaaru ci wàllu weewee nag dénk nañu leen la nga xam ni moom la ñu xaar ca Parcelles Assainies rawatina lu jëmal kanam seenu liggéey dañ ci ànd ak suñu ndaw foofee di Pape Makhanta Mboup Bassirou Faye. gannaaw ñeenti at ba mu jiite lii di arrondissement bu Parcelles Assainies ku fa nekkoon sous-préfet di Amadou Faye jébbal na lii di lenge yi kii di Babacar Ibra muy souhaité ku ko wuutu liggéey bi mu war a liggéey lii di ci arrondissement bi lépp sotte ak jàmm ak salaam naam sax ni défi yi mu war a relever ci souscription bi bëri na loolu. La cérémonie d'installation de mon remplaçant Babacar Ibra est donc dirigée dans quelques instants. kii di Babacar Ibra rafetlu bu baax a baax liggéey bu fi kii di Amadou Faye bàyyi ku nekkoon sous-préfet bu Thiès Sud di xamle ne dina def kim kàttanam rek ngir matal lii di liggéeyam. liggéey bi moom ñun ñëpp xam nañ ko donc ay sart la yoo xamante ne bii dañ ciy tënku et puis li ngay wax ne zone stratégique la dëgg la loolu moom kenn mënu ko nattable jaar fa nga xamante ne bii moom laa jaaroon te. xam ngeen ko l'administration territoriale ak wàllu politique dafa am équidistance. ñëwoon te lii di passation de service bi maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne ki fi nekkoon sous-préfet bi def na ko muy Amadou Faye ñii di Parcelles Assainies di xam ne fas yéene na lëkkaloo bu baax a baax ak kii di sous-préfet bu bees bi. bu ñu àndee bokk ndey bokk baay jàppale ko dinañ mën liggéey ba mu répondre ci mission yi nga xam ne moom la ko président dénk warul am benn tiit fii naam nag comme ni nga ko waxee am na dynamique politique am na dynamique ak bouillonnement politique. cérémonie passation de service ñu ngi ko jeexale ci ay weccante ay cadeau ci diggante sous-préfet sortant bi di Amadou Faye ak yenn ci ay responsable yu arrondissement bi. dañu dem ci diwaanu Pikine foofee nag ñi nga xam ni te ñoom ñooy camionneurs yi daw diggante Sénégal ak réew Mali naqaru nañ bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy dund ca boobule frontière ba sax nag nee ñu dàquñu daal di jël seenu ko camion baare ko frontière ba oto dootul demati dootul dikkat yi nañu boobaak léegi ñu ngi artu ci rajo yi ak télévision yi ba tey no autorités yi def na puk tëx dégguñu leen benn yoon ci seenu ñaxtu te moo ndey la ñuy dund daanaka mën nañ ko tëkkaleeg jaxaan na ma ci frontière boobee ngir rek mën a dugg réew moomee di réew Mali leneen loo xam ni ñu ngi koy naqaru mooy ñenn ci ñoom ñoo xam ni bari na ci ñi nga nekk jamono ji ca kaso yi nekk ca réew Mali loolee nag kon ñu koy naqarlu di ñaan autorités yi ñu saafaraal leen ko nu mu gën a gaawee Amadou Ndiaye bokk ci seen kuréel googee moom la ñuy teewlu ay kàddu mag Younoussa Baldé. Kidira ba keroog ngay taxaw Bamako di nga fere li ngay fere noonu chauffeur li muy fere inutile 70 000 francs la nekkee en poids su déchargé diggante Bamako pour frontière Moussala mooy Kédougou fa ngay génne 40 000 lay teg ci taabal yi loolu 110 000 francs la léegi état Sénégal am na police bu mu teg ci frontière Sénégal amul benn oto bu fay dugg te enregistré wuñu sa numéro kon état Sénégal moom bu defee liggéeyam xam na ñaata camions yu Sénégal ñooy dugg biir Mali nañ évaluer Mali tey doomi Sénégal bu ñu fa defee accident ak papier yëpp yu UMOA santaane ñu amee ko donte dañ laa tooñ yow da ngay fay malien bi wala ñu tëj la sunu naataango do chauffeur la mu ngi Kulukaani ñu téye ça fait léegi mu def fa 2 mois ci kaso bi ñun ci li ñu bokk ñoom ñëpp liñ ñu sonalee wax leen ñu arrêté oto yi wala ñu baare frontière am na ñu volonté wu ni nañ leen tëj ci kaso bi bala ñu ko def dañuy wax ak sunu. ndongo yi nekk ci classe yu mujj ci daara yi gën a suufee ci réew mi di entrée en 6e ni ko l'école la ñuy amal boobu la examen fii ci réewum Sénégal moo waral defal nañ lay gëstu ci yenn ci l'école yoo xam ne am nay ndongo yu waajal yooyu lay l'examen waaye itam def fekk nañ fa yenn ci ay jàngalekat yoo xam ni ñi ngi nekk ci yooyu daara yu suufee daanaka ñu jox ay digtal ak i tegtal ndongo yi ngir bu ëllëgee ñu mën a amal mucc anam yu gën a mucc ayib wala nga xam ne mooy examen bi yenn ci conseil yooyee bokk na ci kon ñu mën a teel a yeewu ndax seenu xel mën a màcc ci loo xam ne mu leen di laaj ndongo yi tamit waajal nañ bu baax a baax boobu la examen dañ ci ànd ak ajaxatu ay si ñi ngi élage ci école franco-arabe Ali Imran ñu ngi fa fekk ay élèves yu CM2 ñu nekk ci seen classe ak seen maître. programme bi pare nañ ko yaakaar nañ ni daal vraiment lu ñu def ba pare dana mën a dimbali xale yi te di continuer di ñaan lu ñu jot a def ba pare ñu fekk ko examen daal incha allah. xale yi di déglu attentivement seen maître ne pare nañu. dañu nekkoon di réviser pour waajal examen bi. suba ak gannaaw suba réviser nañ maths ak français
jox nañu tamit ay conseils nee na ñu concentré wu ñu yaru ñu respectueux tamit ba pare bu tricher. ba ñu jógee Ali Imran ñu nga dem groupe scolaire Saldia fii élèves CM2 yi ñëwuñu tey waaye am na ñenn ñuñ fa fekk. révisé naa lépp sama grammaire sama mathématique ak samay leçons tey dama doon ñëw xool sama salle ak sama numéro. damaa ñëw xool sama salle ak sama numéro pour nekk candidat à l'examen officiel. sama leçon histoire géographie IST vivre ensemble ngir waajal examen CFE ak entrée en sixième monsieur Manga lii la digal way jur yi. année scolaire ak jour examen du benn xale buy jàngi si mën na tardé d'accord on accepte mais le jour de l'examen xale bi dafa war a teel a ñëw centre ba pour mu mën a reposer wu xaar épreuve yi mën a démarrer ndoor ak moromam yi. candidat yi lee ñu ngi ñaan ñu génn ci examen yi ci jàmm. dañuy tàbbi ci ñaxtu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci cité Ndiobène ca Wakhinane Nimzatt ci diwaanu Guédiawaye ne ñu ñàkku kaaraange gu tar la ñuy daal di dund la ko waral moom moo di lamp moo amul ci seenu ko gox googee rax ci dolli ñàkku cet gu métti la ñuy dund ndax ne ñu ca peegu filawooye daanaka nit ñi fa ñu def fa sën di fa tuur seenu ko mbalit loolee jur jàngoro yu bëri ca boobule gox loolu la ñu bëgg kon nga xam ñoo nekk ci Guédiawaye di autorité yëpp daal di koy saafara nu mu gën a gaawee Boubacar Kébé moo jiite kuréel gii di MDL ñu teewlu ko ak ki nga xam ne mooy nank ba koy kaw Tidiane. mouvement bi li ko tax a jóg lenn la muy suqali suñu gox parce que dañu gëm ne ñun avenir bi mi ngi ci loxoy jeunes yi. li doxul ci dëkk bi bari na parce que boo xoolee éclairage public yi doyul am na fi ay xale yoo xamante ne ay mag yoo xamante ne juddu nañ ba am ay âge yu 30 ans 45 ans tey jii nii amuñu kayitu juddu. audience foraine yi passé def nañ ci ay jéego yu am solo diggante Touba Mbacké am na ay xale bari yoo xamante ne dañ leen fa wutal ay kayitu juddu te séntu wuñ ci dara. assainissement bi ku ne xam na ne mbalit mi fi mu toll nii daf ñu sonal fii Géejawaay partout moom la ñuy nooyi mi ngi fii ci ginnaaw ci filawoo yi mën na jur ay jàngoro ay fas yu dee mbaam mu dee agression moom dafa am lu koy indi parce que bandi bu ñemee rek lënd ma tax muy ñeme te ñàkk lampe mbedd moo tax insécurité bi am ci dëkk bi suñu yaay yi ñemeetuñ génn yenn heures yi loolu dafa nekk fii nii biir Géejawaay nañ ko waxte dee yemuñu ci Géejawaay dong ñi ngi partout au Sénégal am nañ Ziguinchor am nañ fa ay comité am nañ à Touba Mbacké am nañ Kaolack ñi ngi partout au Sénégal. waa cité Ndiobène ko génne ko ca Wakhinane Nimzatt kon la ñuy ndal képpe pàcc bu njëkk bu xibaar yi ñu soobu ci ñaareel bi pàcc. xel bi pàcc tàggat yaram la ñu koy dooree soxna Fall lañ ci àndal soxna ma lay nuyu. ma lay fay soxna Mantou. Dakar Sacré-Cœur ndam moo ko tàqaleeg Ligue 1. loolee bu ko amee tey jii rek nga xam ne la ñuy jongante seen ñaar fukk ak juróomeelu bëccëg muy avant dernière journée bu championnat national bu Ligue 2 match yëpp tey lay am Dakar Sacré-Cœur mi jiitu moom nag day dem fekk ki nga xam ne mooy Mbar Géej wàcc na ba noppi ci national keneen ki nga xam ne moom it day xëccoo ngir yéeg ci élite bi Sonacos la moom mooy daal di dalal waa jamono bu Fatick ñeneen ñaar ñu bokk ci xëccoo bi ñoo war a daje muy AS Pikine ak Africa Promo Foot kon loolu final avant l'heure lañ ko mën a dippee lu mu ci mën ci doon daal match yooyu yëpp tey 17h lañu koy jongante ak yeneen ñi nga xam ne amul enjeu sax ci Ligue 2 bi ngir ñu mën a xam ñan rek ñoo gën a jege li nga xam ni mooy élite bi. ci Ligue 1 moom daal dinañuy amal avant dernière journée bi. amal nañu ko muy bëccëg boo xamante ni si résultat yi nii la daal di tëddee jàppale ni Génération Foot mi nga xam ne mooy championne du Sénégal en titre laata ñuy daal di jeexal moom dafa ñëw daal di fekk si kii di waa Douane daal leen di daan leen ñii di waa Njàmbur bu Louga daal di daanu ci kanamu Stade de Mbour tax na sax mu daal di xajamal li nga xam ni mooy seen yaakaar des ci élite bi waaye Teungueth FC moom dafa daan waa Guédiawaye ñaari bal ci benn Uzo daan Linguère foofee ca Ndar benn ci dara jàmbaar lapp yu yaatu waa Casa Sport juróomi bal ci ñaar muy match bi nga xam ne ci bëccëg bi moo ci ëppi but waaye Jaraaf tam ñeent ci benn la daal di daan Mbour Petite Côte Gorée keneen koo xam ne mi ngi ci date de place bi tam daan ñaari tali ñett ci benn kon jàpp leen ni loolu mooy daal di résultat lu daal di tënku ci wàllu Ligue 1 bu Sénégal waaye ba tey Génération Foot di wéy di jiite kii di Guédiawaye topp ca mooy Dauphin am ñii di waa Linguère ñooy première équipe non relégable maanaam ci suuf bu fi yemoon Njàmbur ak Gorée dañuy wàcc ñetti ñooñu répp 26 la ñaan ñi am que mujjantal bi Gorée 23 points la daal di am. bëccëg bi soxna lañ ci lakk
caax yi bëri na lool. lakk nañ caax yi lu tollu 24 yoon mu di bëccëg bu prolifique maanaam bëri na ay but liñ ci mën a jàpp leneen rek mooy Ligue 1 bu Sénégal bëccëg la boo xam ne match nul amu ci juróom-ñaari match yi amoon yépp ay victoire la ñu ci daal di nemmeeku ci loolee ci équipe yi nekkoon ci suuf ñi nga xam ne dañ doon lutter ngir maintenir jàppale ni ñaar kese ñoo ci am ndam mooy ñaar ñoo ci am maintien plutôt Stade de Mbour la moom mi daan Njàmbur ak USO mi fekki Ndar Saint-Louis ca Linguère daal di koy daal di daan ñu def jéego bu am solo Njàmbur ak Linguère ñoom daal di nërmeelu ci bëccëg bi ba tax na ba bëccëg bu mujj ba dañuy war a xeex ba xeex bi jeex ngir ñu am yaakaar des ci élite bi ñu mën a tam ràññeeku victoire Gorée ak Teungueth FC waaye taxul ñu muccee ndégum ci li nga xamante ni si mooy relégation bi beneen lu ñu mën a ràññee ci bile bëccëg mooy Douane tam bokkul ci équipe yi rëccagul ndax ba tey jege na rek li nga xam ni mooy relégation bi leneen mooy Génération Foot am beneen challenge bu mu war a rek daal di def mooy dóoru GFC mi nga xam ne moom képp moo des ci équipe bu mu dóoragum ba ñu dooree championnat ba koy jeexal ñoom nag ñoo war a daje bëccëg bu mujj bi foofee ca Déni Biram Ndaw lañu koy amal ngir rek fexe am parcours bu parfait ci championnat bu Sénégal laata ñuy jeexal muy Génération Foot. cax yooyu sax ki ëpp li mu ko lakk soxna Ibrahima Niane lay wuyoo waaye nee na doyalagul. fukk ak juróom-benn la dugalagum jotagul ki dugaloon daaw fukk ak juróom-ñaar mi Ibnu Ba am na yaakaar bëccëg bu mujj bi dugalaat yu ba romb 17 bi yooyu nga xam ne Ibrahima Niane international U20 bi nga xam ne signé na ca Metz bu diirub juróomi at naka démb ba mu dugalaatee biyoom la xamle yooyee kàddu. tey buñ sañoon sax tey match bi waroon na mën a nekk xam nga tam nit li ngay bëgg ak li yàlla dogal quoi peut-être nii la ko yàlla bëggee woon ñuy xaar dernière journée bi incha allah luñ ci yàlla may aussi ñu bien sûr am nañ ci yaakaar toujours dañu am yaakaar quoi parce que ñun yaakaar rek la ñu am quoi après lu yàlla def ñu xam ne loolu la yàlla dogal quoi yaakaar ak nañ ci. Cette équipe nekk championne précoce maanaam avant terme yàlla lan mooy atout seen club par rapport aux autres équipes. sunu atout mooy liggéey bi ñuy def rek. tout le temps dama koy wax Génération Foot nekkul ni moom mën équipe yi quoi mais peut-être que li muy liggéeyee moom la équipe yi du liggéey quoi ci condition yëpp. Coupe du Sénégal amal nañu tirage bi naka tey jëlee ci suba ci wàllu jigéen ñi ci demi-finale lañ toll waaye itam ci cadet yi cadet yooyu sax ñu mën a jàpp li nga xamante ne si ñooy waa Oslo ak Iseg Sport dinañu ci daal di daje waaye itam cosaan bu xombal ak Mbour Petite Côte ñoo ciy laale junior yi ñoom ci quart de finale la ñu toll waaye ci wàllu senior yi ñu toll ci wàllu 8e de finale bi ci gën a ràññeeku war a dox ci diggante ñi di Mbour Petite Côte ak waa Douane ginnaaw loolu jàmbaar moom ak Saloum lay doon waaye Ray mooy dalal AS Pikine waa Njàmbur bu Louga di war a dalal Jamono bu Fatick Agi Sali ñoom ak ñii di waa Port lay doon Stade de Mbour ak Lusitana cosaan ak cosaan bu xombal ak Teungueth FC Etix moom ak Cambérène ñoo ci war a daje kon yooyu jongante le 28 ci weeru juin bi dinañu ko daal di amal 8e de finale la ñu toll yeneen catégorie bokk na ci foot féminin junior ak cadet loolee le 1er juillet lañu koy amal football ba tey Mantoulaye ñu wax ci wàllu lion locaux yi nga xam ne tey dellu nañ ci tubaab jalaaw ba alxames lañ fay toogandi ngir waajal bu baax a baax li nga xam ne moo tënku ba tey seen éliminatoire 2018 seen diggante ak Sierra Leone laata loolu wax nañu ne le 5 wax nañu jongante foofee ca Mauritanie ak waa Mauritanie am na beneen tournoi buy am ca septembre ñii di waa Ghana ñoom ñoo leen ci invité. ñu wax ci wàllu basket ak coupe du maire xam na ñi nga xam ne ñoo cay nekk ci wàllu final bi. Jaraaf ca la bokk ay Ville de Dakar lay dajeel Jaraaf moom bopp la daal di daan lu ni mel tax mu am yaakaar ne ab final dañu koy joué ngir gagné ko naam Ville de Dakar fu mu dajeeg moom naka ren gi la làpp ko waaye dinañu ko wàccaay gu mucc ayib kii di Malick El Bachir Diop mooy seen coach ñu teewlu ko. parce que match bi ñu jógee nii match bu difficile la woon parce que adversaire bi xëy na certes gën naa joué mais ñun dañoo joué sur nos blessés saison bi dafa xawoon difficile tuuti ci ñun saison bi yëpp dañ ko nekk di daw ak ak suñu équipe ay blessés yu bëri yoo xam ne dinañ jël récupérer ci biir saison bi mu nekkoon match bu métti ñu mën a équipe bi 10 points bu dem ba dellusiwaat il fallait que ñoom ñu am moral pour mën a dellusi ci équipe bi pour mën a apporter quelque chose te yàlla def na suturaal nañu ba ñoom def nañ ko ba génnañ ci match bi alhamdulilah. waaw saison positive la d'autant plus que ñeenti demi-finale lañ nekkoon ñetti ñu ñàkk contre Ville de Dakar te ñëpp xam nañ ne Ville de Dakar c'est la meilleure équipe du Sénégal cette année-ci ñun ñu dem ak ñoom ñetti yoon
ba far ñàkk ci benn match yi gagné nañ ko mais c'était pas suffisant ñu dellu si tey jii ba xale yi dem ba jusqu'à dem finalu coupe du maire man du ma def lu dul gërëm leen di remercier encore sama dirigeant yi qui n'ont ménagé aucun effort pour ñu mettre dans d'excellentes conditions ci saison bi métti woon na nag parce que dañoo perdre ay éléments yoo xam ne dañoo dem am na kenn koo xam ne dañu ko perdre mu dem États-Unis mu màgget ci biir saison bi ñu perdre nos meilleurs éléments ci biir saison bi ci ay au fil des matchs mais yàlla sutura nañu ba terminé ñu match ci jàmm. mi ngi noonu ko demantulaay ci Tafa Gueye la ñuy daal di desandi moom mooy tàggat waaye c'est ville de Dakar ñoom na équipe bu ne ci forme gannaaw coupe du Sénégal ba nu gàddu finalu play-off di xaar bel bi war a dox ci diggante Duc ak Saint-Louis Basket Club la part nañ Duc ñeenti yoon ci saison bi lay dem mi ngi nii muy lu am solo Moustapha Gueye. parce que moom làmbato stratégie da ngay làmb mu dëkk nga làmb léegi doo dëkk mais tey defe naa ni fi ñu jàppoon foofu la et puis sama joueur vraiment def match bi ñu waroon def daal vraiment sérieux appliqué déterminé. alhamdulilah non toutes les équipes ñoo yem ñëpp ay joué ay match du loolu yaakaar naa ne tey ñun ñoo gënoon jekku match bi au niveau du jeu ñoom bizarrement tey amuñu réussite bon ñu sant yàlla parce que ñoom loolu seen force la bokk bon tey génne leen tuuti ba seen loxo xaw a tuuti mais sant yàlla cat dafa sew de cat ñu ko ñu cat rek la ñu bañ am nañu benn vraiment ñu ngi sant suñu borom bi ñu mayee coupe nationale léegi nag amuñu beneen projection bu njëkk bu le match suivant ñu daal dañu ñaan yàlla yaa ñu mayee ñu deuxième trophée après ñu xool yi def mais aw ma benn ambition ay grand chelem noonu kooku moom manque respect sax jëlaa fa digle ak Saint-Louis bu saison bi jeexee bu ñuy évaluer dañuy wax ne ñun plan bi ñu defoon 2 ans surtout lii lañ defoon yaakaaroon lii yàlla may nañu lii mais jotagul nañu jouer rek ñu fekk kon mi ngi noonu basket la ñuy daal di jeexale yi lee xibaar ñuy wax ni prime yi nga xamante ni si daaw ñi final woon ak ñi ko jëloon na daal dinañ ko woon am joxuñu leen lépp loolee xibaar bi ki ko dëggal mooy Jacques Ndiaye mi nga xam ne mooy président Louga basket club mu jàpp ni sax lañ leen di jox dafa néew loolu mënu leen amal benn njëriñ war nañoo xoolaat gestion bu fédération sénégalaise bu basketball ngir gën a mën a suqali boobee discipline xibaar yi buur na mantu jaajëf Soxna Fall ci xibaaru tàggat yaram yooyu ñu soobu ci ponk bu mujj li ci yéen kaay ak El Hadj Ahmed Aïdara. Bismillah Touba day ma ne la démb yëngu na dee diggante kon police bi ak marchand ambulant ya ca marché Ocass mar day taali maa la ko wax tribune yéene kaay ne am na ca kenn koo xam ne day waaw jàpp nañu ne way kaaraange goo gee ñoo ko dóor bal mu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne la coow la yëpp ne kon ma nga juddoo daal ci diggante ñaari ndaw doon xeex waa ji ñu naan Abou Dieng ne ñoo leen doon atte dee kenn ka daal di mujj kon daanu xam ndax dóor yi miti yi nga xam ne kon maanaam Dieng Sala moo mais daal dina ko koy dóor xale ya nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo fa nekkoon daal di fekkee kon coow la waaw daal di mer lool daal di dugg nag kon te mbir ma daal di song kon poste de police ba daal di koy caxat-caxate yàqate nag kon maanaam police ba ca boppam daal di def kon ab renfort daal di dikk kon te bërëb ba daal di commencé sànni nag kon maanaam ay grenade lacrymogène ak yooyee waaw ma ne la ca la genn ndaw ab jigéen la Aram Fall lay wuyoo tollu kon daanaka ci ñeent fukki at yàlla la wax bakkan ba commencé sotti deret ak gémmiñ nga allahu akbar mu daal di daano yéene kaa gi ne bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar yu wóor sax waaw ma ne la Aram Fall moomee bal ci boppam kon la ñu ko dóor ci dox ca loos wa waaw allahu akbar enquête yéene kaay ne ma ne la ab ndaw la de jigéen la de waaw ma ne la bal lañ ko dóor kon ci dox laa lay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah lii lan la vox populi ne ñeenti ñoo xam ne tamit am nañ te kon ay gaañu yu miti laa la wax te coow loolee nga xam ne kon moo am ca Touba te coow la ca Touba googee ñu ne benn marchand ambulant day ca marché Ocass waaw la ñu kon daal di dóor te ka nga xam ne moom moo ko dóor day waa Safinatul Aman la waaw askan wa daal di fippu laa lay wax ni le daal di caxat-caxatee na ñaari commissariat di poste de police yi nga xam ne kon ñoo nekk ca bërëb bu tedd ba nekk ca marché Ocass googee manifestant yi kat waaw danoo meroon lool sax mbir ma nag mujj naa ànd ak dal kon ca ngoon nga ginnaaw na xalif général ak murid day Serigne Sidi Makhtar Mbacké ba mu yëkkatee ay kàddoom te ñu teg ko nag kàddu yooyee ca jumaa joojee ca Touba l'Observateur ne Touba joojee daal dina ñuy fippu démb nag ca kaw mujj nañ leen a dégg de ma ne la fanweer ci ay doomu aadama kon teg nañ leen loxo ñeent ñoo xam ne kon am nañu ay gaañu kon ca Touba googee bokk na ca koo xam ne dañ koo dóor bal laas bal ya kay ca police ba la jóge ñoo daal di dijji kon safara sala lay wax ni ca kaw manifestant ya allahu akbar ma ne la Touba yëngu na démb waaye kër Macky Sall gi tamit yëngu na dee bu baax réew mi quotidien ne ñi nga xam ne kon dañ leen a dàq ak ñi nga xam ne nag maanaam kon dañoo mer nag ci wàllum investiture yooyu waaw booy xool ba ci biir daal fépp a yëngu bennoo kii ma ne tanewul manko déet tribune yéene kaay ne waa Matam ñi nga xam ne nag dañoo fekk baax nekk ca diwaanu Géejawaay gee ña ngay dox nag ay tànku jàmm day diggante président Macky Sall ak Harouna Dia Macky Sall ci boppam ci laas waaw daal dinay xamal nit ñi la mu séq ak Harouna Dia parce que ay ndaw day di ay jeune ñoo doon laajte ne lan mooy ndeyu Macky Sall mi waaw
waaw daal di toog nag di seetaan ñuy attaqué kon Arona Dia laa la wax Macky Sall tontu na leen de parce que tonton moom président nee na li dox sama diggante ak Arona Dia dafa dépassé kon wàllum politique laa la wax te su ma amee nag lu ma ko wax nekkul ne yéen ñii laa koy wax pour muy leer li ñuy waxtaanee kay tribune yéene kay nee na ndaje ma dox na ci diggante COJER di ndawu Macky ak moom président Macky Sall ci boppam jubóo na ak ñoom de Vox Populi ne Amadou Ba day mujj naa fëgg ca kaw taabal ja laa la wax barke Rasulullah parce que Amadou Ba nee na il faut nag ñu arrêté coowal tête de liste yi naan ay tête de liste ma ne la nekk tête de liste ak ñàkk a nekk tête de liste waaw gis nga bu ñu gañee wala ñu ñàkk ñin rek la de ñin dong la moom Amadou Ba moom mais ci tribune yéene kaay nee na man sax ay mbirum tête de liste ak yooyee laa gëmul ministre de l'économie et des finances ci laas waaw nee na nag ay mbirum santas ak yooyee waaw man dama caa yënguwul laa la wax dooma santas fa am ma déedéet bopp la wax na de waaye Sall ngaari lam tooro tamit wax na tey ubbil libération yéene kaay mu ne la Macky Sall day waaw xutba na gaa yi de xutba na leen président Macky Sall ne du ma jëfandikoo mukk nguur gi nga xam ne kon moom la ma yàlla ak Sénégal ay jox ba tax ma ciy duma waate nag ay wàllum adversaire politique ak yooyee waaye nag danaa jug taxaw de faire face parce que ragaluma adversaire Macky ne waaw moom tonton Macky yamu ca parce que président nee na yéen waa APR nag yéen laay waxal de mënuma fee nekk di lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la Sénégalais di dund suba ngoon guddeeg bëccëg tous les jours ba noppi nag bëgg di lijjanti kon ay détails Abdoul Pascal Fall ne loolu dëgg de COJER Yoff ci tribune yéene kaay nee na xam nga képp koo xam ne yaa ngi fi nekk naan président Macky Sall kon jàppalewul jeunes yi wax lu la neex la de parce que Macky Sall nguuram gi li ñu def ci ay jeunes kenn mësu ko fee def laa la wax Abdoul Pascal Fall ne waaw xoolal leen ma Abdoul Mbow vice président Thérèse Sey Sira Ndiaye Cheikh Bakhoum ak ñeneen ak ñeneen sax enquête yéene kaay ne Habib Sy day démissionné na jóge na kon parti démocratique sénégalais bàyyi na mardi Italie waaw Kalidou Wagué ci la quotidien yéene kaay nee na xanaa xamoo ne liste yi nu mu gën a bëree rek gën a arrangé Benno Bokk Yaakaar liste yi bëri yoo enquête yéene kaay nee na nees def nag ba vote bi daal maanaam mën a pratique yomb lool te gaaw lool ci élection député yi ma ne la nguur geeg opposition bi mënuñoo waxtaan ba juboo laa la wax l'impossible consensus sur quotidien assemblée nationale bii di ñëw day nan la ñuy def nag ba mu wuuteeg yi fi nekkoon la woon ni rupture waaw professeur Madior Fall day joxe na kon xalaatam laaste kuy yot daal du sëxat loolu la Olof Njaay wax moo tax ñoom Idrissa Seck day waaw ma ne la ma nga woon Thiès ndaamal Kajoor sikundik na jina jommal na la proximité rek Alaaji Malick Gakou day ma nga woon nag maanaam te Géejawaay gee ñaari fanu yàlla yoo xam ne njiital grand parti da koo dox proximité rek dugg ci biir kër yi rek loolu may ndam waaw ma ne la Alaaji Malick Gakou googee def na golfe sud def na golfe nord waaw def na Gunaas waxi naa Nimzaat ak Sam Notaire semaine bii di ñëw Vox Populi ne carte électeur carte d'identité yi nga xam ne nag maanaam dañ leen sullee woon kon te buntu mairie bu Kaolack bee am na lu bees lu ca am de étudiant bi nga xam ne day moo gisoon mbir ma waa dig teg nañ ko loxo de maar tey taali division des investigations criminelles kay ndekete étudiant boobee ci opposition bi la ne dama ne waajaa fa suul fanweer ak juróom-ñaar ci ay carte électeur ba nuppi moo daal di tamit woote way samba yéene kaa gi ne li tax nag mu def ko daal du dara lu dul taxal nguur gi waaw mbete opposition bay defar ay carte électeur bu dee opposant la bu fa suul carte électeur ya fan la ko jëlee fekkoon nag ñu nar keppee xibaar di ko bëccëg gi ci la Sen TV di leen jaajëfal bu wax ci ànd beeg ñu dig daje fii ngoon yeneen jotaay xibaar kenn dalu jàmm dul dikkat yi nañu boobaak léegi ñu ngi artu ci rajo yi ak télévision yi ba tey no autorité yi def na puk tëx dégguñu leen benn yoon ci seenu ñaxtu te moo ndey la ñuy dund daanaka mën nañ ko tëkkaleeg jaxaanama ci frontière boobee ngir rek mën a dugg réew moomee di réew Mali leneen loo xam ni ñu ngi koy naqarlu mooy ñenn ci ñoom ñoo xam ni bari na ci ñi nga nekk jamono ji ca kaso yi nekk ca réew Mali loolee nag kon ñu koy naqarlu ñaan autorité yi ñu saafaraal leen ko nu mu gën a gaawee Amadou Ndiaye bokk ci seen kuréel googee moom la ñuy teewlu ay kàddu mag Younoussa Baldé Kidira ba keroog ngay taxaw Bamako di nga fere li ngay fere noonu chauffeur li muy fere inutile 70 000 francs la nekkee en poids su déchargé diggante Bamako pour frontière Moussala mooy Kédougou fa ngay génne 40 000 lay teg ci taabal yi loolu 110 000 francs la léegi état Sénégal am na police bu mu teg ci frontière Sénégal amul benn oto bu fay dugg te enregistré wuñu sa numéro kon état Sénégal moom bu defee liggéeyam xam na ñaata camion yu Sénégal ñooy dugg biir Mali nañ évaluer Mali tey doomi Sénégal bu ñu fa defee accident ak papier yëpp yu UMOA santaane ñu amee ko donte dañ laa tooñ yow da ngay fay malien bi wala ñu tëj la sunu naataangoo chauffeur la mu ngi Kulukaani ñu téye ça fait léegi mu def fa 2 mois ci kaso bi ñun ci li ñu bokk ñoom ñëpp liñ ñu sonalee
wax leen ñu arrêté oto yi wala ñu baare frontière am na ñu volonté wu ni nañ leen tëj ci kaso bi bala ñu ko def dañuy wax ak suñu ndongo yi nekk ci classe yu mujj ci daara yi gën a suufee ci réew mi di entrée en sixième ni ko l'école la ñuy amal boobu la examen fii ci réewum Sénégal moo waral defal nañ lay gëstu ci yenn ci l'école yoo xam ne am nay ndongo yu waajal yooyu lay l'examen waaye itam def fekk nañ fa yenn ci ay jàngalekat yoo xam ni ñi ngi nekk ci yooyu la daara yu suufee daanaka ñu jox ay digtal ak i tegtal ndongo yi ngir bu ëllëgee ñu mën a amal mucc anam yu gën a mucc ayib la nga xam ne mooy examen bi yenn ci conseil yooyee bokk na ci kon ñu mën a teel a yeewu ndax seenu xel mën a màcc ci loo xam ne mu leen di laaj ndongo yi tamit waajal nañ bu baax a baax boobu la examen dañ ci ànd ak ajaxatu Aïcha ñi ngi élage ci école franco-arabe Ali Imran ñu ngi fa fekk ay élèves yu CM2 ñu nekk ci seen classe ak seen maître. programme bi pare nañ ko yaakaar nañ ni daal vraiment lu ñu def ba pare dana mën a dimbali xale yi te di continuer di ñaan lu ñu jot a def ba pare ñu fekk ko examen daal incha allah. xale yi di déglu attentivement seen maître ne pare nañu. dañu nekkoon di réviser pour waajal examen bi. suba ak gannaaw suba. réviser nañ maths ak français jox nañ tamit ay conseils. nee na ñu concentré wu ñu yaru ñu respectueux tamit mbapaay bu tricher. ba ñu jógee Ali Imran ñu nga dem groupe scolaire Saldia fii élèves CM2 yi ñëwuñu tey waaye am na ñenn ñuñ fa fekk. révisé naa lépp sama grammaire sama mathématique ak samay leçons. tey dama doon ñëw xool sama salle ak sama numéro. damaa ñëw xool sama salle ak sama numéro pour nekk candidat à l'examen officiel. sama leçon histoire daleen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV yi les xibaar daañu leen demal ci diwaanu ko Touba daal di leen wax li nga xam ni it moo fa mujj ci ay xibaar jëme ko na ci jàmmaarloo yi nga xam ni amoon na fi di démb diggante takk der ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat ya nekk ca marché Ocass ñuy xamal nii dañoo waxoon dem nañu ca ñàkk seen bakkan waaye ba nii kon mujj ñu ñàkk seen bakkan muy ab waxambaane ab benn soxna ñoo xam ni kon kenn ki ne ñu bal moo laal ca los wa tey nag ne ñu du takk der yi bale tukkeewul ci ñoom mu di loo xam ni daal nañ ci indi leeral yu gën a fës ci xibaar yi digg bëccëg gi ci la Sen TV ci def le point ca la amoon ni ki démb ca diwaanu ko Touba rawatina ca marché Ocass daañu leen jukkalit ay kàddu Ousmane Tanor Dieng wax na ci ñett ci ponk moom Ousmane Tanor Dieng wax na diggam ak Khalifa Ababacar Sall wax na ci diggam ak ñoo xam ne kon nekk nañ ci parti socialiste daal di fippu mooy di wax na ci liste yu bari yi nga xam ne am nañ ko ci élection député yi loolu yi daañu ko waxtaanee ay kàddu Ousmane Tanor Dieng ñu joktal leen ko ci xibaaru digg bëccëg gi ci la Sen TV waaye itam daañu leen dégtal la nga xam ni it moom moo di gëstu gu ñu def ci waajtaay gi ñu amal ci examen ëllëg bu entrée en sixième fan la mbir yi toll ci wàllu organisation ak itam ndongo yi ndax pare nañ ko di ajaxatu ay sa njing moo def gëstu gu yaa jëmale ci l'école yu tout tànk yooyee nga xam ne ni ki ëllëg kon daañu amal yooyu lay examen gannaaw bi mbokk yi soxna Fall dina fi teew ci wàllu tàggat yaram gannaaw bi di ci yéene kay El Hadj Ahmed Aïdara moom la ñuy ndar keppee sa xibaar digg bëccëg gi dal leen a jàmm. dal leen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi waxoon naa leen ko ca boobu dañu koy dooree ca marché Ocass diwaanu ko Touba foofee nag xam ngeen ni démb ay jàmmaarloo yu métti jotoon naa am ci diggante ñi nga xam ne it nee ñu ab police la bu nekk foofee ci diwaanu ko Touba ak itam jaaykat ya nekk ca marché ba loo xam ne sax waxoon nañu ne am na kenn wala ñenn ñu ci ñàkk bakkan ba nii nag xibaar boobee kenn dëggalu ko la ñu mën a wax moom moo di ñaar ci nit ñoo ci amoon gaañu gaañu yoo xam ne jot naa métti sax ba ab waxambaane la ak soxna soo xam ne dañ ko laalal bal ci loos wi bal ba sax police nee na keccet leen ca du ñoom ñoo ko daal di tiré ba nii nag ñoom ñaar ñëpp nee ñu faj nañu leen ba seen bakkan nekkatul ci xottu gerte fii ki saa sax kon daañu mën a dellu ci seenu njaboot tey nag am na kenn koo xam ne nee ñu moo sookee moomu leen mbir ba nii police mi ngi koy wër gu tar kenn tegagul ci moom loxo leeral yooyu yëpp jëmale koon ca la amoon démb ci diwaanu Touba mbir yi naka la fa tëddee tey ak Abdoulaye Diagne suñu ndaw foofee. gannaaw jàppante yi amoon diggante xale yi nga xam ne dañuy jaay di wëndeelu ak way takk der yi ci marché Ocass bu Touba fanweeri nit teg nañ leen loxo ngir l'enquête Abdou Dieng mi nga xam ne moo waral jëye ji tiré ci kaw mbooloo mi naa ngi na faaw police nag mi ngi koy wër bu tar bu ñu tënko ci commissaire Diagne mi jiite commissariat spécial bu Touba bal bi nga xam ne moom moo laal soxna soosule ci ndodd nekkul bi nga xam ne ay ñoñama dañ koy jëfandikoo noonu mu ragg deru police ba mu set wecc ci mbir mi nga xam ne nit ñaa ngi ciy moom leen fi dëgg soo ko defee
koo xam ne moom parti bi rek moo ko soxal ak réew bi dina comprendre ne jafe-jafe la woon waaye nag du yegg ba mu naan dafay génn parti bi wala dafay voté def. ba tey ci yooyu la élection législative ak Ousmane Tanor Dieng la ñuy daal di desandi ndax itam moom jiital parti socialiste daal dinay àddu ci liste yu bari yi nga xam ni nemmeeku nañu ko ci législative ñu dëgmal di tab bi nu ko député yi lam ca xamle moom Ousmane Tanor Dieng moo di faw nag bu yëlee élection weesoo ñu daal di woote ab ndëpp di ab assise nationale lépp jëmale na kon ci wàllug politique rawatina wàllug élection ngir nag bu législative yi weesoo ñu mën ca amuk jàng xool nag nu ñuy amalaate ay élection yoo xam ni coono gi dina wàññeeku waaye itam koppar gi mën a wàññeeku ci réew mi di Sénégal ba tey ñu dëgtal leen ay kàddu Ousmane Tanor Dieng. nit si bari na mais su démocratie di gën di avancer su nit ñi di gën a am ay bëgg-bëgg muy gën di jafe kon muy gën di bari loolu kenn mënu ko bañ waaye nag war nañ ko waxtaanee parce que ñun li si mos a egg fii comme egg na fi war nañu xool lu tax mu yegg si fii ak naka la ñuy def pour li si bañ a bari benn bari bi waaw loolu je crois que mën nañ ko wax te aussi nga jàpp ne suñu waxee ne am na 47 listes xëy na suñu demee fu mel ni département de Mbour xëy na 20 listes fay am soo demee Dakar Guédiawaye Pikine mun na am foofu 30 listes donc ça dépend ci ñi nga xam ne ñoo présent foofu donc am na xëy na sax foo xam ne ay 10 listes moo fay am wala 15 listes moo fay am kon suñu defee bii ba pare ba élection bi passé dañuy soog a xam exactement ndax liñ def lan moo ci ay am rëq-rëq lan moo ci am jafe-jafe après nag ñu toog waxtaanee ko quand même parce que pour seet naka entre responsable politique yi naka la ñuy waxtaanee pour mbir mi beneen yoon yàlla gën ko yombal li si gën. kaddu Ousmane Tanor Dieng yi suñu ndaw ci diwaanu Mbour di Pape Dieye moo leen taxtaan ba tey ci wàllu politique la ñuy daal di desandi ak itam ñi ngi duppee écologiste yi nekk ci réewum Sénégal ña nekk ci diwaanu Kolda ñoom mere nañ ba futu seenu ko njiit di Ali Aïdar ndax nee ñu ana mu amee tabbin wi ci élection yi ni tabbee député daanaka it jaarul yoon ndax itam ne ñu na mu taxawalee liste ànd natal Sénégal loolee ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg moo waral nag kon ña farak moom ci diwaanu Kolda ne ñu dañuy des ci coalition bi nga xam ni moom moo di Benno Bokk Yaakaar fa la ñuy def seenu campagne ngir am ndam ci élection législative yi ñu teewlu ay ñi nga xam ni ñoo fa nekk ci diwaanu ko Kolda googi ak itam suñu ndaw. gannaaw bu liste écologiste yi doon ànd naatal Sénégal génne te kii di Ali Aïdar jiite ko section bu Kolda di ne bokkuñu ci te duñu nangu li ni mel ànduñu benn yoon ci doxalin bi ni mel daanaka liste département bu Kolda bi ñun gisuñu ci suñu bopp tubaab bi nee na lépp lu ñu def sa ginnaaw ngir yow xamal ni ki àndul ci say intérêt Amir Diallo ak i ñoñoom di ne doxalin yi ni mel baaxuñu benn yoon ci Benno Bokk Yaakaar li ni mel firndeel na ni doxalin bi bëgg na yàqal écologiste Kolda yi te ñun ci jamono jile ñoo ngi ci ay tànk fexe bu Benno Bokk Yaakaar doon benn ñun nag duñu ay invité Benno Bokk Yaakaar waaye ñun ñoo ànd ak waa APR sos lii di Benno Bokk Yaakaar suñu sukkandikoo ci écologiste yi nekk ci FEDES fii ci diwaanu Kolda ñuy ne lenn moo leen soxal mooy am ay député ñuy toppatoo yitte Kolda yi ñun écologiste Kolda lu ñu tax a jóg mooy fexe ba ñu ñuy tàbb ngir ñu doon ay député ñu mën a di saytu jafe-jafe askan wi te ñu mën ko yóbbu foofee ngir nguur gi mën cee andi saafara FEDES bu Kolda di ne tey la gën a bokk ci Benno Bokk Yaakaar li ni mel nag ñu ngi ko xamle gannaaw ba ñu doon jàkkaarloo ak woy taskat xabaar yi fii ci diwaanu Kolda. ci wàllu weneen Parcelles Assainies am nañ sous-préfet bu yees nga xam ni moom moo di Babacar Ibra Mar kon moom moo fa wutu nga xam ni moom moo di Amadou Faye amal nañ li nga xam ni moom moo di weccante léegi diggante ñaari sous-préfet yooyee ci teewaay ki nga xam ni moom moo di Serigne Ababacar Kane di préfet bu Ndakaaru ci wàllu weewee nag dénk nañu leen la nga xam ni moom la ñu xaar ci Parcelles Assainies rawatina lu jëmal kanam seenu ko liggéey dañ ci ànd ak suñu ndaw foofee di Pape Mahanta Mbou Bassirou Faye. gannaaw ñeenti at ba mu jiite lii di arrondissement bu Parcelles Assainies ku fa nekkoon sous-préfet di Amadou Faye jébbal na lii di lenge yi kii di Babacar Ibra Mar muy souhaité ku ko wuutu liggéey bi mu war a liggéey lii di ci arrondissement bi lépp sotte ak jàmm ak salaam naam sax ni défi yi mu war a relever ci souscription bi bëri na loolu. La cérémonie d'installation de mon remplaçant Babacar Ibra Mar est donc dirigée dans quelques instants. kii di Babacar Ibra Mar rafetlu bu baax a baax liggéey bu fi kii di Amadou Faye bàyyi ku nekkoon sous-préfet bu Thiès Sud di xam le ne dina def kim kàttanam rek ngir matal lii di liggéeyam. liggéey bi moom ñun ñëpp xam nañ ko donc
ay sart la yoo xamante ne bii dañ ciy tënku et puis li ngay wax ne zone stratégique la dëgg la loolu moom kenn mënu ko nattable jaar fa nga xamante ne bii moom laa jaaroon te xam ngeen ko l'administration territoriale ak wàllu politique dafa am équidistance. ñëwoon teewe lii di passation de service bi maire bu Parcelles Assainies di Moussa Sy di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne ki fi nekkoon sous préfet bi def na ko muy Amadou Faye ñii di Parcelles Assainies di xam ne ne fas yéene na lëkkaloo bu baax a baax ak kii di sous préfet bu bees bi. bu ñu àndee bokk ndey bokk baay jàppale ko dinañ mën liggéey ba mu répondre ci mission yi nga xam ne moom la ko président dénk warul am benn tiit fii naam nag comme ni nga ko waxee am na dynamique politique am na dynamique ak bouillonnement politique. cérémonie passation de service ñu ngi ko jeexale ci ay weccente ay cadeau ci diggante sous-préfet sortant bi di Amadou Faye ak yenn ci ay responsable yu arrondissement bi. dañu dem ci diwaanu Pikine foofee nag ñi nga xam ni te ñoom ñooy camionneurs yi daw diggante Sénégal ak réew Mali naqaru noonu bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy dund ca boobule frontière ba sax nag nee ñu dàquñu daal di jël seenu ko camion baare ko frontière ba oto dootul demati doon. di yàbbi ba léegi ci dëkk bu tedd bi di Touba noonu daayira Safinatul Amaan ne ki nga xam ne moo waral jëye ju ñu mel bokkul ci ñoom jàmm dellusiwaat ci marché Ocass bu Touba gannaaw ndigalu xalif général des Mourides mi bëgg ñu jeexal la lu ni mel ñaar ñi nga xam ne ñoo ci jëlee ay gaañu yu miti nit ñi doon laam-laamee ndax ñàkk nañ seen bakkan wala déet ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër docteur nee nañ génn nañ ci guute gu ni mel fi mu toll nit ñi ngi leen di saytu bu baax ba yaakaar nañ ne ci diir bu gàtt jàpp nañ ne dinañ delluwaat ci seen njaboot. mu nga kon di situation ba tey li nga xam ni moo am jamono ji tey fa mbir yi toll ci diwaanu ko Touba gannaaw bi nga xam ni kon jaamaarlooy métti amoon na ni kiy démb dañuy daal di wax ci wàllu ko politique ak itam ay kaddu Ousmane Tanor Dieng jamono ji moom mi nga xam ni it moo jiite parti socialiste ma nga woon ci tournée ci diwaanu Mbour dem seeti war ay kilifa diine aada ak itam cosaan nekk ca gox ba ci waajal nag kon la nga xam ni lu ñu duppee ab élection ci wàllu ba it wax na jëmale ci kaabu Khalifa Ababacar Sall ndax nee na bu sañoon moom maire bu Ndakaaru du mës a dugg kaso tey nag xelam xolam ak jëmmam yépp mi ngi ànd ak Khalifa Ababacar Sall rawatina ci weeru sell wi ñu nekk di weeru koor ñu teewlu ay kaddu Ousmane Tanor Dieng. mu doon Khalifa Sall mu doon keneen ñun ñaanaluñ kenn waxuma sax du waxtu weeru koor waaye surtout weeru koor nga nekk kaso kooku ñaanaluñ ko kenn donc mais li may wax mooy que toujours loo xam ne mu ngi ci loxo yoon man duma ci dugal suma kaddu ndax li ma gëm mooy séparation des pouvoirs et pouvoir judiciaire pouvoir la donc ñun te ñi gën a xarañ ci magistrat yi ci magistrat sénégalais yi ci lañ bokk donc wóolu naa leen yaakaar naa ne dinañ doxal yoon loolu laa ci mun a wax ci waaw maa ngi xalaat vraiment ku nekk ci jafe-jafe rek dañuy ñaan toujours même suñ demee ajuma dañuy ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci loxoy buur yàlla leen ci yàlla génne ñoo koy dañ koy ñaanal ñëpp. naqarlu yu ñu gis ci parti politique yi nekk ci réewum Sénégal it gannaaw investiture yi jàpp na ni lu normal la loo xam ne it yoon la ndax itam bu ñu tabee ñenn ñi bàyyi ñi ca des faaw ñu am numéro waaye itam waxtaan dong la goo xam ni biir parti daañu ko def ak seen ay militants ngir xamal leen nag kon tabb la te it ñëpp mënuñoo jàll ba tey ay kàddu Ousmane Tanor Dieng jëmale ci waajtaay élection législative yi. bi ñu fi nekkee doon parti bi nga xam ne daanaka moo fi ëppoon doole mais suñu defee investiture mais coow lu bari la indi daan na sax am ay vote sanction daan na am ay liste parallèle daan na am ay violence donc xam nañ ne investiture moom kenn mënu ko def ba ñëpp kontaan ci ba ñëpp d'accord ci yi benn parti léegi da nga ko def ci coalition mu gën a jafe léegi da nga ko def benn bokk yaa nga xam ne coalition de coalition la daanaka kenn mënut a def investiture boo xam ne ñëpp a ciy d'accord yooyu nag responsable njiit yi seen cër mooy déglu leen parce que ku am loolu ko naqar da nga koy déglu moo tax man ñi koy def comprendre naa leen déglu su ma leen dégloo ba pare nag li ñu wax ma bàyyi ba seen maire giif ma waxtaan ak ñoom wax leen mbir mi lan moo doon jafe-jafe yi lu tax ñu defe ko nii fii am ngeen ci dëgg fii